ñun li ñu intéressé mooy dajale peuple bi parce que nag bu réew mi tollee fenn fi képp ko yox-yoxi dootoo gor te réew mi foofu la toll. président Macky Sall dictature la bëgg a imposer Sénégal te kenn du ko nangu. il a fini nag d'installer la dictature au niveau des institutions fi mu toll nii def na lu ko neex depuis 2012 mi ngi waajal lii muy def nii comme niñ koy waxee ñoom mooy nommé aux fonctions civiles et militaires moom mooy nommé képp koo xam am nga ndombal tànk ci magistrature bi mooy nommé képp koo xam ne am nga doole ci réew mi na saxal lépp jaay doole waabale lépp ne lu ko neex lay def man maay buur man maay maître de Dior loolu la président Macky Sall wax. kon nag ñun sénégalais yi dañoo war a am fulla parce que réew mi dénkuñu ko pour mu teg boppam buur ñun président de la république lañ faloon 2012 mais gis nañ ni moom léegi buur la jàppee boppam nga xam ne lu ko neex lay def kenn du ŋaang ku ŋaang mu tëj ci kaso bi di xoqatale nit ñi police ak gendarmerie loolu moo mënut a continuer loolu moo ñu fi andi tey pour wax ak sénégalais yi wax ak ñépp ñi nga xam ni ay leader d'opinion lañ te dëgg rek ñor leen parce que ñun man ku ci mel ne man ak ñi ñëpp ku ñu xam ne nekkuñu fi di parparloo nekkuñu fi pour di jàppale kii wala kee dañuy jàppale réew mi xam ne réew mi moo nekk en danger parce que ñun bu ñu jëlee prétexte bii nga xam ne moo tax ñu dajal leen fi tey mooy le cas Ousmane Sonko c'est un leader politique man bokkuma partem ñii fi nekk ñu bëri bokkuñu partem kenn bokku fi partem donc ñun li ñu intéressé mooy ñu taxaw ci dëgg moom bi ñu ko woowee léegi danoo jàngat li nga xam moo am ci dossier bi ñépp gis ni ki nga xam ne moom la ñuy jiiñ lu ne kon jiiñal Ousmane Sonko ni da laa yekkataan daa yegg ci yow moom moo doon organiser di wax kañ la Ousmane Sonko yi ñëw kañ lañ mos a gis nit koo xam day organiser violam fan nañ ko mos a gisee ci àdduna bi loolu moo tax si réseau Siggil Jigéen ñi nga xam ne fu nu mos a tuumaale nit ni yegg na ci jigéen ñoom ñoo daan jël avocat tey ñoom ñëpp ñu tey ci te koo ci wàcc suuf mu ne la viol amul nañu waxante dëgg gis nga àdduna ñu dañoo gëm ni bis penc day am te bis penc ku ci nekk da ngay taxaw nga wax li nga waxoon ak la nga def li nga defoon yàlla subhanahu wa taala ni la ba ñu jiiñee Ousmane Sonko ni dafa yàkkataan nit te ñëpp gis ne dara jaaru ci yoon yow lu doon sa position kon ñun loolu moom tax a jóg nan lañ mën a jiiñee nit lu mel noonu ñu ne caméra de surveillance yi kenn xamatul fu ñu nekk caméra de surveillance yi moo gën a gaaw pour les plaire sénégalais yëpp àtte lu tax ñu ne kenn du waxat si caméra de surveillance yi ñu ne xale bu jigéen bi ka ko fa jël si après 21 heures ma nga yore téléphone am naan ñëw leen jël si ma ku ñu violé nga naan kaay leen jël si ma la ngeen ma doon laaj am naa ko xale bu jigéen boobu téléphone am ba kan la doon waxanteel kenn nanguwu ci wax ten jiñ ci ab avocat bu jege nguur gi wala borom këram jege nguur gi ñu jiñ ci koo xam ni moom ci boppam doomam mi ngi ci rëj moo jëlee xale bu jigéen bi te kenn waxul ci loolu téléphone ba ñoom ñaar lu ñu waxante pour que ñiy ruube naan est-ce que complot la bis bu ñu nangu woon rek procureur demandé Sonatel mu def extrait ci communication bi xale bu jigéen boobu tudd Adji Sarr mi tuumaale bu nangu woon moom procureur wax Sonatel ni na def extrait communication yi mu def ci guddi gi rek Sénégal yépp jàpp xam ni dëgg gi fii la féete mais lu tax nangu ñoo jëm foofu yow da ngaa bëgg yëf yi leer te lii tax mu leer doo ci wax naan di layam mi naan waru foo na dem alors que salon ba kenn terewul ñu dem fa léegi moom bu fa demee waru faa dem ñun suñu yoon nekku ci xam nga lu ñu intéressé mooy leen ko tuumaal dañu tuumaal ni dafa yegg ci xale bu jigéen boo xam da koo jaay doole ña nekk di témoin yépp fekke ko muy ki moom salon bi ak ki nga xam mooy jëkkër borom salon bi ak kam fa nekkaloon di massé Ousmane Sonko ñoom ñaari masseuse yi li ñu wax lu leer nañ la viol amul kon nag buñ bëggee gëmloo sénégalais yi leneen duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg fi may daaneel nag mooy li nga xam ni moom mooy romadaat parce que xam nañ ni li xale yi naan dil bi setul danoo daanu ba xalangu dañ doon tuumaal nit te yàlla subhaanahu wa taala cey yàlla subhaanahu wa taala moo ay ci fóotu mbuur yàlla subhaanahu wa taala moo ay ci póotu mbuur kuy bopp woowee sa bopp buur danoo def li ñu dil defar ni dil bi set na far setul lépp nër melu na ku ko xool xam ne kàcc kese nekk ci dossier bi te lu kenn dul werante donc léegi nag moo tax ñuy jéem a wut beneen lay naan la veille biñ ko waree jëli ci koo xam dafa am immunité parlementaire maanaam mbalaanu kiiraayam bala nga koo mën a jëli da nga koy dindi woon ko dem convoqué ko xale yi nga xam ne ñoo taxaw ci dëgg taxaw ni du fi jóge xeex ak police ak gendarmerie ñu xam ne lii solution amatul ñu dellu ginnaaw daan ne nag léegi dañ koy tuumaal ni dafa def appel à la résurrection mooy naa woo
pour ñu taxaw fippu nee na loolu la Ousmane Sonko def kon président Macky Sall moom 2011 lu mu defoon ba mu ne nañu organiser wu pour fekk Ablaye Wade ci palais bi. déloger ko du palais c'est le terme qu'il a utilisé. waa léegi est-ce que boobu moom Ablaye Wade jëlee woon na ko est-ce que moom président Macky Sall bi mu nee nañ organiser wu taxaw ak moom xeex ci mbedd mi est-ce que Ablaye Wade jëlee woon na ko ku ba doon lii muy bëgg a tuumaal Ousmane Sonko moom la mu waxoon 2011 suñ ko ca tuumaaloon lool kon du nekk candidat 2012 bay gagné réew mi kon nag président Macky Sall dictateur la. Sénégalais yi bu leen nax seen bopp te bàyyi layam ji ñun d'accord xam ne ñun kii ñu faloon président de la République pour mu defar sunum réew dafa jàppee boppam léegi buur te buur nag bu ko jàppee boppam dañoo war a taxaw jàmmaarloo moom leneen amu fi keneen ku fi wax leneen da ngay wax lu la neex fi mu toll nii l'heure est grave comme ni mu ko waxoon et aujourd'hui personne n'acceptera ce qu'il veut faire donc nous appelons toutes les organisations de la société civile ñëpp ñu ànd nekk benn say au nom du peuple sénégalais moo tax ñu ni lii lii raam mënta continuer parce que moom dictature bi installé na ko mais léegi dafa nekk ci phase de consolidation maanaam képp kuy leader d'opinion noppil wala ma tëj la ci kaso bi na ñëpp noppi ma jaay leen doole ñun nag loolu duñ ko nangu ku fi taxaw nag dafa ne sa yoon nekku ci yaa ngi nax sa bopp bu paree ci kii dem ci kee bu paree ci kee dem ci kee dañuy jël benn par benn xeex ñun ñëpp mu tëj ñu ci kaso pour def li mu bëgg a def 2024 loolu la bëgg te kenn du ko fi may parce que moomul réew donc sénégalais yi nag nekk di layam yi ak ñii nekk ci complot daan ay nee nañ am na sperme am na man yu am suñu yoon nekkul ci loolu pourquoi parce que débat bu di loolu moom jiiñ ñu ko ndax séq naa ndaw si liñ ko jiiñ mooy est-ce que da koo violé wala violé wu ko ñoom buñ séqee suñu yoon nekku ci parce que xale bu jigéen du xale bu ndaw am na 20 ans moom Ousmane Sonko mag la buñ séqee même bu amoon par extraordinaire di suñu yoon nekku ci yoonu procureur nekku ci yoonu kenn nekku ci parce que auberge yaa ngi fees dell ba su ne nit ñaa ngi sëy Sénégal sëy te amoo jëkkër wala sëy te amoo jabar du fi déli léegi nag il faut que loolu leer sénégalais yi wax naan non nee nañ na def test ADN dégg naa avocat boo xam ni moom dañ koo déjà dañ koo condamné ci viol avocat buñ condamné en France ci viol mu taxaw tey naan non nañ def ADN mais test ADN li muy signifié mooy est-ce que moom àgg na ci ndaw si nit mais même bu ci àggoon ci ndaw si le contexte bi nekkoon wane nañ kenn violé wu ndaw si mais ñaari adulte même bu amoon laa wax te man gëwuma ni am na parce que médecin nee na bi mu nee leen kaay leen jël si ma ñu yóbbu ko ci médecin ba nee na fukki waxtu ak juróom benn xale bi toog na ko sëyu loolu leer kenn du ci wax mais sénégalais yi at nañ àtte dëgg kon avocat boobu naan nañ def test ADN waxu caaxaan lay wax li ñu gëm mooy actuellement nu ñuy faagaagale candidat bi ñu tiit 2024 loolu moo fi am président Macky Sall nag kenn du ko may loolu li mu amoon 2019 faagaagal candidat yi dem élection presque seul loolu on l'acceptera plus léegi nag Sénégal ñaari camp moo fi am dégg naa une certaine opposition ñi taxaw naa non moom kay vraiment c'est dommage extra comme si c'est fait li ñu bëgg mooy bu ñu taal réew mi président Macky Sall li mu bëgg a def nii taxaw ci ginnaaw di ko organiser te naan moom yoonu nekku ci président de la République amul lu ko riir ci àdduna bi ci réew mi muy jiite kon nag bu nee moom yëgul woon kooku wax jooju ku ko dégg sax gëm ko xam nga ne dof nga lépp moom moo ko yëg ay nitam lañ ci cité loolu nañ ko leeral te encore une fois fa laay daanelee plainte contre X bi c'est un scandale au Sénégal musta am yow nan ngay lever immunité parlementaire bi nit koo xam ne kenn cité wu ko plainte contre X nga wax et puis le juge du 8e cabinet nan la mën a xamee que Ousmane Sonko la bay demander ñu lever immunité parlementaire mënul nekk pourquoi parce que moom démarré wul institution bi pour déglu les différentes parties moom ay PV d'audition la jëlee au niveau de la gendarmerie te PV d'audition yi moom mënu cee basé wu pour wax ni moom day ci sur la base d'une plainte contre X que c'est Ousmane Sonko loolu moo tax assemblée nationale li ñuy def tey ak li ñuy waaj ni c'est illégal c'est arbitraire c'est inacceptable mais nag amuñu assemblée nationale parce que assemblée nationale président Macky Sall moo ko moom député ya fa nekk ne nañ député Macky Sall lañ kon nag ñoom ñu dem lever l'immunité parlementaire Ousmane Sonko ci jaay doole wóor ta bett benn sénégalais xam nga léegi lu des mooy taxaw fipp moo fi des ñu ngi jaay doole comme jaay doole lañ nekk sénégalais yi ku ci nekk fa nga toog comme ni ko Clédor waxee nañu organiser wu toog déglu leen parce que réew mi moomuñu ko bu lu mu leen jar